ñoo leen gën a nangu suuf fuuf ñoo leen dàq bay fuuf Ukraine googu tey jii seen président mi ngi waxtaan ak Union africaine pour xool nan la ñuy def pour céréales ya ñu yore mooy ay blé yu demee noonu ñu jéem koo rawale pour indi ko ci Afrique te président Ukraine moo wax ne les négociations sont difficiles parce que Russie yombalu leen pour seen bateau yi mën a traverser la mer Noire ñëw indi fii ci Afrique liy céréales ak yooyu xam nga lu muy tekki moo di ne lépp lu ñuy defar jëmale ko ci yooyu di blé yu demee noonu te mburu ci la bokk yi njaayee ni bëgg bu ñu deful ndànk ci réew mi ci yokk ko lañ jëm mais nag lu ci mënti am moo di ne baykat yi Sénégal yi ñoom ñoo war a dem ba egg foo xam ne dañ naan ñoom seeni problème ñoo ko fajal seen bopp démb la woon deuxième touru élection législative ca Paris ca France parti bi ñu tuddee Rassemblement national bu Marine Le Pen am fa lu mësul am mooy groupe parlementaire ak 80 et quelques députés mus ko am ci histoire am te ñu bari jàngatkat yi nekk foofu li ñu wax mooy li ko may bokk na ci les masses populaires maanaam baykat yi travailleurs yi ñi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne mondialisation bii nga xam ne ci la ñoom Macron ak ñoom président Amérique nu mu tudd sax Joe Biden ak ñoom Macky Sall ak ñooñu moom la ñuy daje di waxtaan mondialisation boobu ñu bëgg a boole ñëpp ñu ne ñoom moo leen di bëgg a rey ñu ne nag dañuy voté koo xam ne daf leen di protéger je crois que day àgg foo xam ne baykatu Sénégal yi amatul baykat yu njëkk yooyu nga xam ne tool lañ jëm ñibbi kër ga li xew intéressé wu leen tey ñoom ñëpp am nañ accès ci rajo yi télé yi ci WhatsApp ci réseaux sociaux yi ci YouTube xam nañ li xew ci réew mi jot na ñuy xool parmi cette classe politique là kan moo ci nekk koo xam ne gëm nañ ne su réew mi nekkoon ci seeni loxo ci ay loxoom bokk mu défendre baykat yi taxawu leen taxawu bu gën bin leen taxawu depuis Senghor rek léegi et loolu je crois que fa la ñu war a àgg ci classe politique boobu sax nañuy das Moustapha Diop mi ngi mel ni dañu amaloon dox ñaxtu waa Yewwi Askan bi vendredi dañ leen ko bañaloon mais mujj nañ ko am ay arrestation ci arrestation yooyu ñu jàppoon ci ay leader ku ci mel ni Déthié Fall di mandataire national Yewwi Askan bi ku ci mel ni aussi Ahmed Aïdara ak ñeneen ñoo xamante ne aussi dañ leen jàppee woon comme ay manifestants yu doon participer ci manifestation boo xamante ne autorisé ñi ngi leen jébbal yoon ñi ngi fa def 3 jours tey ñu defeere leen fii ci procureur bi mais information yu mujjee am mooy que ñi ngi doon xaar procureur bi gisantewu ñu ak procureur ba avant ñuy dugg ci studio bi mën nga ñëw dellu si ci événement beeg ci arrestation Déthié Fall ak Ahmed Aïdara ak ñeneen ñi nga xamante ni aussi jàppale woon nañ leen ci mbir bi li ci gën a doy waar mooy ñoom Déthié Fall Pape jamono ji may wax ak yow yàlla bu mu am du sama yéene mais mandat de dépôt dem prison leen gën a jege ko autre chose ah bon yàlla bu mu am nag su ma sañoon su ma génnee fii dégg ñu ne bàyyi na leen te yàlla na demee noonu mais seeni mbokk ak seeni jege ñaale amuñu benn yaakaar ne danañ fa jóge tey ñibbi seen kër mais comme ni nga wax sànq comme gisee guñu ak procureur ba xam nu muy demee nañ bàyyi bañ gisee ak àttekat bi ak juge d'instruction ba pare après on verra ce que ça va donner Pape gis nga takk deru Sénégal yii te dinaa ci ñëwaat léegi waaw muy gendarme yi ak policiers yi Sénégal yëpp dañoo am respect ci ñoom dëgg la li gën a jafe ci réew mi ñoom moom la ñu am mooy unanimité c'est-à-dire que sénégalais bu nekk am nga fierté ci ñiy takk der ci réew mi ak foo mënti dëkk ci Sénégal même ñi nga xam ne ñoo ne ci kërug taskatu xibaar yeeg yooyu dañuy am un peu de gêne wala un peu de pudeur à parler d'une certaine manière jëmale ko ci suñu takk der yi ndax cër bu ñu leen am ndax suñu sécurité ci seen loxo lañ ko teg mais Pape Makhtar gis nga ñoom takk der yooyu ñu xam ko ñu bañ koo xam li ñu def samedi ci Ndakaaru te dinaa ci ñëwaat arrestation yi ñu arrêté ay nit samedi ci Ndakaaru ñu xam ko ñu bañ koo xam qu'ils en soient conscients ou pas ñoom takk der yooyu nañu xam ne ay arrestation politique dong la te naa la jox léegi firnde bi dañu jàpp Serigne Abdou Mbacké Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly def ci kaso bi Cheikh Abdou Mbacké lan la tête de liste wàllu Sénégal ca Mbacké ñu manifester bërki démb ñu jàpp Ahmed Aïdara ne dañ koy jébbal yoon Ahmed Aïdara lan la tête de liste départemental Yewwi Askan Wi ci Guédiawaye jàpp Guy Marius Sagna lan la tête de liste départementalu Yewwi Askan Wi ci Ziguinchor loolu mooy lan mooy ñooñu bu ñu demee kaso tey bu ñu deful ndànk du ñu bokk ci kuy campagne muy benn jafe-jafe beneen bi mooy ñu jàpp Déthié Fall mooy kan Déthié Fall c'est le mandataire national de Yewwi Askan Wi cela veut dire quoi que ni
lépp li nga xam ne mooy ay opération électorale yu Yewwi Askan Wi doon def avant pendant et après élection yi ci loxo Déthié Fall la nekk lépp ci loxoom la nekk ci machine am la koy liggéeyee ak collaborateurs yi nga xam ne ñoom la àndaloon jóge ci les différents partis mais ki ci xam dëgg-dëgg di ci liggéey mooy Déthié Fall. absolument Pape il faut ma ñëwal la ci Déthié Fall ci yan circonstances lañ ko jàppee. Déthié Fall dama lay fàttali d'abord benn anecdote dafa daje ak Macky Sall ak Idrissa Seck bi Lions yi gagné Coupe d'Afrique ñëw ñu daje fii ci aéroport. waaw c'est vrai. Idrissa Seck jàpp ci loxoom présenté ko Macky Sall. Macky Sall ne ko te li may wax nii nag kenn du ko dindi. Macky Sall ne ko da ngay wàññi xeer yi nag. Déthié Fall ne ko non soo yoree réew te jaarale woo ko fi nga ko war a jaarale il faut xeer yi ñëw. Idriss Seck ne ca tonnet ne ko ay xeer moom jàngalu ma ko. muy anecdote bu ma la bëggoon raconter rek. ñu ñëw ci li xew fii bërki dem qu'est-ce qui se passe. Déthié Fall moom ak Khalifa Ababacar Sall ak Cheikh Tidiane Youm ñoom ñoo signé demande d'autorisation wala boog déclaration bi ñu jox préfet pour mu autoriser leen seen marche ñoom la alkaati yi doon déglu ñoom la alkaati yi doon waxal. bisu marche bi muy le vendredi. bu ñu fàttali ne marche bi 15 heures lañ ko programmé. ce qui veut dire quoi que ni normalement le vendredi matin. nit ñi dañu war a doxi seen soxla. kuñ si jàpp dañ la tooñ. oui. nan nga mën a comprendre ci réewum démocratie. moo tax su ma déggee ñenn ñi di tagg takk der yi te dañ ci ñëwaat Pape. ak naan ils ont bien fait leur travail dama ne mais ce pays là devient du n'importe quoi. dans quel pays du haut monde. ngay gisee ay takk der xëy suba dem taxaw ci kër Pape Mokhtar Diallo ne ko doo dugg doo génn. kenn du génn amul fenn. on me dit qu'ils font de la prévention mais c'est du n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui se passe. Déthié Fall mi ngi ci permanence su partem le vendredi matin PRP fii ci VDN bi jàkkaarloo ak résidence Mamoun. toog ci bureau Khalifa Ababacar Sall Cheikh Tidiane Youm ak benn waaye defe naa su ma juumul Camara la tudd ci kii bi la bokk ci Yewwi Askan Wi ñëw seet si ko ñu toog waxtaan marche bi 15 heures la te li may wax ni c'est le matin ñu toog waxtaan bi ñu waxtaanee ba pare ñooñu wàcc mooy Khalifa Sall Moussa Tine bu Thiès ak Cheikh Tidiane Youm ak le Camara la ñooñu wàcc di ñibbi bi ñu wàccee dajeeg takk der yi jalte ji commencé Pape man su ma ñëwoon sa kër di la seet si nga gunge ma ba ci escalier bi nga ne ma à demain nga wàcc toog sa salon di seetaan télé dégg ñu ne la Moustapha mii de otoom am na oto bu mu laal ña ngay jàppante doo wàcc. bien sûr wala déet. bien sûr Déthié Fall dégg coow li mu wàcc. ñëw alkaati yi gendarme yi ne ko niip yóbbu. dugal ci kaso bi. waaw dugal ci kaso bi sax ñëwagul ne ko niip yóbbu. dem ak moom. waaye léegi loolu lan lay tekki fan lañ ko teg beneen bi ñu jàppee Déthié Fall d'ailleurs heureusement pour Déthié Fall moom formation militaire la am Déthié Fall c'est un ancien enfant de troupe Prytanée militaire bu Saint-Louis la jàngee doon sol tenue comme sol kër tenue yi li ñuy def yëpp xam na ko gis nga bi ñu jàppee Déthié Fall Pape dañ koo dugal ci seen oto yooyu mel nay char de combat nga xam ne day am ku ne ca kaw man xaw ma ay auto anti émeute la xaw ma day am ku ne ca kaw moom Déthié Fall mu ne ci biir. ñu daw ak moom yóbbu ko ba mu neex leen ñu jaaralewaat ko ci buntu permanence am yóbbu section de recherche bi ñu ko yóbboo section de recherche denc ko fa jox ko benn salle heureusement sax section de recherche ci li ma ci dégg ak tuuti ñoom ils l'ont bien traité jox ko benn salle boo xam ne dañu ko climatiser et tout mais Déthié Fall comme moom ancien enfant de troupe la xam na li xew ci réew mi mu fay clim bi fay lampe bi ñu laaj ko lu tax mu ne parce que xamul su jugee fii fan la jëm comme xamul bu jugee fii fan la jëm c'est boo mu tàmm déjà que ni mën nañ ko yóbbu fi ñuy yóbbu ku mel ne Cheikh Abdou Mbacké ak yu demee noonu raconter la loolu lépp Pape pour dire quoi que ni Déthié Fall jàppam injustice dong la amul beneen mot bu ko mën a expliquer bu dul injustice jàpp Ahmed Aïdara injustice dong la amul beneen mot bu ko expliquer bu dul injustice nan nga mën a comprendre le maire de Guédiawaye ànd ak i otoom départ di dem nga jàppe ko ci biir Guédiawaye pour une manifestation buy amee ca Colobane ba léegi ñu teg ko fan Guy Marius Sagna ay xale yu mu doon manifester doon la ñu jàpp ku xam Guy Marius xam ne boo àndee ak moom di xeex yow yaay dem mais moom du dem dañ koy rey rek. Guy Marius dem ca commissariat ba pour nemmeeku noonu ñañu jàpp ñu ne ko niip def ci biir. léegi nag ku bëgg a toog ci réewum Sénégal mii gis fi loolu lépp
nga yaakaar ne c'est tout à fait normal lu war a nekk la ci réew. dama ne am na yoo xam ne Pape. dénoncer ko tout de suite même bu dalee sa ennemi. moo gën parce que bu ëllëgee. mën naa law ba dal sa kaw. noonu ñu jàppee Déthié Fall. mën nañ la koo jàppee mën nañ ko jàppee Awa Diop Ndiaye mën nañ ma ko jàppee. tey jii bu attroupement amoon ci buntu Walfadjri duñu wàcc. bien sûr. du ñun keroog fii lañ toog ci rajo bi man ak Awa di bëgg a commencer émission ñu ne ma kaay dawale sa oto ma daw ci suuf jël ko gendarme fi lañ ma fekk seen lacrymogène. du mënoon a dal sama kaw. dëgg la mais dans quel pays on vit. loolu képp ku toog tey man dama ne Déthié Fall déjà garde à vue bi tooñ la. injustice bu ñu ko yóbboo prison minute bu mu fa def. victime mu injustice la. parce que amul lenn lu koy justifier. man doon naa comprendre Déthié Fall jóge permanence am dem fële nu ñu koy waxee sax place de l'Obélisque comme place de la nation ñu ne ko fa niip ne dafa participer ci manifestation bu ñu autorisé wul mais quelqu'un bu jàppee VDN ci manifestation bu war a amee place de l'Obélisque ci buntu permanence su partem mais doy na waar. il faut ñu wax ko mu leer c'est de l'injustice pure et dure. Awa Diop ni ñu ko mënee wax ci Déthié Fall aussi kazalika noonu nañu ko mën a waxee ci Ahmed Aïdara moom Guédiawaye nañu ko fekk jël jàpp yóbbu padam nii dafa bëggoon participer ci manifestation bu ñu autorisé wul mais manifestation place de l'Obélisque la que je sache nan nañuy jàppee nit fële ca Guédiawaye di ko opposer manifestation boo xamante ni à des dizaines de kilomètres la de place bi ñu ko jàppee. Pape dama toog fii lundi passé si même waxtu bi am kàddu yoo xam te ne dama ko yëkkati woon ne dëkk bi ci dictature la ñu jëm parce que lépp luy wane wàllu pa dictature ñu ngi koy dund tey jii nit amatul sañ-sañu wax xalaatam nit amul sañ-sañu wax ci téléphone am ci teeyu bakkenam nit su nekkee ci biir këram sax jàpp ne ñu ngi koy yëddu mu nekk psychose boo xam te ne dañ ko installé ci askanub Sénégal. te tey loolu la ñu commencé nag di dérouler xam nga dama ne la dañoo nekk ci réew moo xamante ne mathéisme lañ fi instauré tey jii te di ko conjuguer à tous les temps et à toutes les personnes tey loolu moom moo am ci réew pa Sénégal ndax tey jii nga fekk Ahmed Aïdara am na sañ-sañu ne sama kër ak sama mairie soriwul duma jël sama oto damay dox dem sama mairie nga ne ko doo ko fi doxee dugal sa oto par force mu kalaf personne sensée nga ne ko yow doo fi def li nga bëgg déedéet man maay lay digal li nga xamante ne moom ngay def te loolu la ñuy dund jamono ji nga ne jël nit ki teg ko loxo dugal ci kaso bi ban infraction nga koy toppee bu fekkee ne yoon rek la ñuy wax dëgg rek la ñuy wax amul leen luñ koy toppee. Déthié Fall Moustapha mi ngi koy wax buntu permanence am nga fekk ko fa jàpp ko on est à combien d'heures de la manifestation loolu yëpp teniroo ci compte Guy Marius Sagna manifester ba le lendemain peut-être que ñoom seen affront bi ñu leen woon à Ziguinchor moom la ñuy fayu fi mu nekk nii ndax dañ leen romb manifester seen manifestation ba àgg fi nga xamante ne fa la ñu bëggoon yemale seen manifestation mu dem seen yoon ñu jël ko teg ko loxo ndax lan daf leen doon indi si ndekki di leen nemmeeku loolu fan la am loolu moom mooy dictature loolu moom mooy jaay doole dëggantaan ci ab réew te ñen ñoo koy def ñoo xamante ne tey ñii ñu def lii démb ñoom la ñu àndaloon doon leen xeexal pour ñu jël place bi pour toog ci tey ñu def leen lii ñu leen def toroxal googu pour lan la jël nit di ko doyalal di ko toroxal pour lan la yow loolu ban dessin nga ci bëgg. Pape dañu àgg suñu dëkk bi foo xamante ne man j'ai eu très mal parce que dañu àgg ci degré de cynisme boo xamante ne rawatina ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo faree ak nguur man loolu lay wax degré de cynisme weesuwul ay bakken rot yow nga taxaw di tàccu takk der yi ndax lan. door nañu nit bal mu dee te tey ces militaires là ne devraient pas être fiers parce que dañ leen di jàngal ci théâtre d'opération ne koo jam balu ginnaaw moo di ne yow nekkoo vrai soldat ndax balu ginnaaw ki nga ko jam mooy ku doon daw di dem yoonam te loolu la ñu nemmee ko ci ay manifestants yoo xam ne dañ leen jam balu ginnaaw tey ay autorité ay kilifa parce que da nga far ci nguur nga jël lan dogalu lan di leen tàccu di leen applaudir ndax lan rey nañu nit ñenn ñi ràngoo tenue militaire di leen rendre hommage ndax lan rey nañu nit degré de cynisme boobu ndax ñun mës nañ ko gis ci réewu Sénégal et c'est ce qu'on est en train de vivre Pape ma ñëw ci benn point moom moo di ne ñu ngi toog boobu ba léegi dégg kilifa diine yi nañu wax kilifa yi nañu wax kilifa yooyu lan la ñuy wax ndax soo nee kilifa diine mooy koo xamante ne danga koy topp mu jëmale la ci yàlla ki ngay topp pour mu jëmale la ci yàlla lan la lay jàngal dëgg muy xàq bil xàq mais tey jii ñooñu ndax dëgg googu ñu ngi koy jëfee ndax xàq bil xàq googu ñu ngi koy wan ndaw ñi parce que loolu liñ ci jublu mooy ki ñuy roy di ko topp muy sangu-sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam kooku lan la jàngale xare ngir jël sa souveraineté xare ngir am li nga xamante ne mooy sa àq ak sa yelleef tey bu fekkee ne loolu la ñuy roy loolu la ñuy topp
tey kilifa diine yooyu ñuy wax nañu wax li nga xamante ne mooy xaq bil xaq, nañu wax ndaw yi li nga xamante ne moom la sangu-sang yi digle, moom la sallallahu alayhi wa sallam digle, te def li ni mel jëfee ko, te nee nañ kooku la ñuy roy. kon tey jii suñu toogee di wax nañu wax kilifa diine yi itam si beneen point mooy ñan la ñuy waxal. mooy kilifa ñi ngi faree ci nguur, kilifa yi faree ci nguur 90% wala 95% ci ñoom lan lañ doon wootee, fan la ñu faroon gauche. gauche lan la ñu gëm, ndax am nañ gëm-gëm, ndax gëm nañu Yeesu Krista, ndax gëm nañu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam. ñoom lan la ñu gëm. bu fekkee ne ñooñu lañu bëgg ñu waxal, bu kilifa diine yi waxoon sax ñooñu duñ leen dégg, ndax ñooñu amuñu ngëm-ngëm. ñoom ñëpp tous autant qu'ils sont fan lañ jógee ci ñi nga xamante ne bokk laa wax ne ñoom ñooy mener ce combat là. ñoom ñëpp c'était des gauchistes. te gauchistes sax ñoom dañ koy mbubboo rek ne amul dara loo xamante ne wàllu gauche la bu des ci ñoom. ndax les gauchistes tey jii ma gis dañoo troquer leur col Mao contre des costumes, des sabadors à des centaines de mille, à des voitures à des centaines de milliards. moom la ñuy dawal. Un gauchiste ne se comporte pas de la sorte. kon ñoom bokkatuñu gauche, bokkatuñu ci diine l'islam, bokkatuñu fenn, xamuñu fu ñu bokk. c'est des talibés de Satan point barre. kooku ban kilifa diine nag mooy jàkkaarloo ak moom di wax ak moom. su ma nee maay kilifa diine yi damay maanu bàyyi askanub Sénégal ñu jëlal leur destin en main. en quoi faisant ñoom ñoo ko xam. foofu lañ toll ci réew mi, mais en tout cas c'est déplorable tey jii ñuy applaudir parce qu'il y a mort d'homme. tey kii nekk ci bopp réew mi avant muy àgg ci bopp réew mi y a eu combien de morts? 11 morts pour mu àgg ci bopp réew mi. combien de blessés? bëri na. ñooñu ñëpp waruñu leen woon delloo njukkal, tey ñii di ñàkk seen bakkan. kon ñoom tamit bi ñuy xare pour kële jël nguur bi ba 11 morts am ci, ñeneen tamit waruñu def de sorte pour moom seen bopp. xam nga dafa am yenn yoo xamante ne ku waxul dëgg wax saafaan ba. te si contexte boobu la ñu nekk. te xàq bi xàq nag moom mooy yore réew. mooy yor nit, moo ñuy jëmale ci yàlla. foofu la ñu war a toll ci réew mi, loolu la ñu war a jëfee, loolu la ñu war a dox. degré de cynisme bi daal nañ ko bàyyi, parce que par parloo warul tax tey jii nga nangul nit loo xamante ne daf koy def. Pape Matar, man su may ànd ak yow ci dëgg lañ ciy ànd. soo defee naka sudul noonu dinaa la jàkkaarloo yow wax la ko, quitte à ce que nga mere ma. mais après soo toogee si sa ruquma nakan tëdd weetaay sa njegenaay di nga dellu si waat ne aw mi wax na ma dëgg. loolu la ay nit war a àndee. man tey jàpp naa ne ki nga xamante ne moom la ñu jox tey suñu destinée ne ko jiital nguur gi, moom yoratul les manettes. il n'a plus les manettes. perdre na ko yàgg na. am na ñoo xamante ne tey jii dañ ko jàppee comme robot, ñoo yore seen télécommande di bës naan ko agirel nii. mais ce n'est plus lui qui dirige. Moustapha, balaa may ñëw ci yow ñu dem déglu président candidat Macky Sall jamonoy 2011 kàddu yi fii la ko yëgte woon ci Walfadjri.